askan wi ñoo ma yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee askan wi yëpp bokk benn kàddu ñoo ngi naan wooy ndool gi ci réew mi Sénégal gi réewum jàmm lay liggéey leen te bàyyi coow li bàyyi xiiroo te bàyyi ngaayoo askan wi loolu la ñuy xaar ci yéen. mbokk yi gannaaw bañ leen nuyoo bi nga xam moo gën a sell ci nuyoo yi amati nañu mbégte gu rëy di dellu siwaat ci seen émission bii ñu naan jàkkaarloo askan wi defal waxee émission la boo xam ne nii yéen askan wi yéen a ko tax a jóg dañuy sol suñuy dàll fekk leen ci seen biir gox wala sax ñu fekk leen ci seen biir barabu liggéeyukaay dajale leen waxtaan ak yéen ci seen i jafeñ-jafeñ su ko defee ñu jëm a xool ana yan pexe ak yan yoon lañu war a mën a jaar ba jëm ci indi saafara tey jii nag seen émission jàkkaarloo askan wi dafa sol ay dàllam ñëw fii ci Yoff wuy si woote collectif des mouvements association pour la défense des intérêts de Yoff ñoom ñooñ fi woote ñu wuy si leen ba tax na ci plateau bi maa ngi fi nekk ki nga xam ne nii moom moo di Seydina Issa Laye moom dafa bokk ci porte-parole mouvement bi Seydina Issa ma bàyyi la nga nuyoo mbokk yi seetaan jamono ji. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wakafa wasalaatu wasalaamu ala imaam allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Pape Demba ñu ngi lay nuyu di la ziyaar te di am mbégte bu rëy ci turu collectif bi ci dalal ngeen ñu dalal tey jii ngir ñu saytu suñu mbiru dëkk waaye ñu ngi leen di dalal ci dëkk bi nga xamante ne mooy dëkku Seydina Limaamu Laay ndax limaamu Yoof la waaye yoofam limaamu la ñuy jiital ci nuyoo bi la xalif général des Layènes suñu papa El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye ak le grand imam ratib imam Mouhamed Ndoy ak saltige yi ak jaraaf yi ak fere yi ak borom doom bi tànk yëpp salaamualeykum wa rahmatullah. jërëjëf Seydina Issa Laye ñu ngi lay sant di la gërëm ba tey ci pratiquement ci nekk ki nga xam ne nii moom moo di Amadou Camara Diène Amadou ñu ngi lay nuyu. waaw maa lay ziar di rafetlu seen teewaay si Yoff di am mbégte ak kontaante si lii ngeen xam ne mooy seen mission de service public ndax Walfadjri képp koo xam comme ni nga ko waxee c'est la voix des sans voix mooy ki nga xamante ni moom mooy fexe ba ñi nga xamante ne amuñu baat seen baat mën a jóg si kaw ba ñëpp dégg ko donc bu ngeen ñëwee si Yoff tey jii seet suñu dañ si am mbégte di am yàqin ne sunu kàddu tey jii dina egg fi nga xamante ne foofu lañ namm mu egg fa grâce à Walfadjri. jërëjëf Amadou Camara Diène ba tey ci plateau bi ñu ngi ko nekk ak Mame Bakhaw Seck moom mooy jiite commission jigéen ñi Mame Bakhaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah asalaamaaleykum askanu asalaamaaleykum yéen waa Walfadjri ñu ngi leen di nuyu Seydina Omar di rafetlu bu baax dalal gi ngeen ñu dalal waaye di jiital nuyoo bi suñu kilifa yu tedd yi comme ni ko sang bi lay Maxtaar waxe di nuyu bu baax suñu sëriñ di nuyu itamit bépp kilifa aada ak kilifa cosaan bu nekk ci dëkk bi ñu ngi leen di nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf soxna Bakhaw kon ñu ngi lay sant di la gërëm tey jii nag comme ni nga ko waxee sànq dañuy wuy si benn mouvement boo xam ne li ko tax a jóg du lenn lu muy jéem a défendre intérêt askanu Yoff ma bëggoon a xam Amadou Camara Diène. lan moo leen motivé ba ngeen taxawal kuréel bu mel. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Seydina ñu lay ziar bu baax en fait collectif des mouvements et associations pour la défense des intérêts de Yoff benn kuréel la boo xamante ni dafa toog benn instant ñu def benn taxaw seetlu ñu xam ne dëkk bi mu ngi màgg Dakar mu ngi soppeeku xar kanam gi kenn mu xàmmeetu ko ba fi mu nekk nii ku nekk yaa ngi percer identité ñu ne nag baax na ñu toog def benn taxaw seetlu gisaat suñuy kilifa muy suñuy kilifa aada suñuy kilifa cosaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nga ko dëkk bi waxtaan ak ñoom ne leen Yoff kat toll nañ mois boo xamante ne li nga xamante ne mag ñi bàyyi woon nañ ko fi mu ngi bëgg a naax saay te pour mu naax saay nag pour mu bañoo naax saay dañuy jéem a fexe ba ànd ñun ñëpp ñi nga xamante ne ñoom la Yoff meññ jéem a def benn dank benn say pour jéem a xeex li nga xamante ne moom mooy suñu àq ak suñu yelleef si loolu si la ñu commencé ndaw yi jóg di dem gis kilifa diine yi gis kilifa aada yi
gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jaboote ndax Yoff dëkku cosaan la te ku ne dëkku cosaan xam ne dafa am ay valeurs yoo xamante ne sa ñuy tënku ñun dañoo am ay kilifa te suñuy kilifa lépp la nga xamante ne si loolu la ñuy ñaax rek mooy que toujours rek ñun nangu kilifteef te di diisoo ak ñoom saa su ne balaa ñuy yëkkati benn jéego lii nag balaa ñu koy def dafa fekk muy loo xam ne dañu toog dox si ay weer dem gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu yëfli yëpp laaj leen seen kàddu ak seen autorisation pour mën a wax si turu Yoff ndax umpale woon ne. bu ma dégg wax ji daanaka collectif bi dafa composé. maanaam couche yi nekk ci biir Yoff yëpp quoi. waa lépp la nga xamante ne mooy couche muy mag muy ndaw di góor di jigéen de suñu kilifa si wàllu aada de suñu kilifa si wàllu cosaan de suñu mboolem quartier yi parce que pépp nga xamante ne comité de gestion de quartier nekk na fa dem nañ seeti ko fépp nga xamante ne kilifa nga fa dem nañ seeti la képp nga xamante ne yor nga cosaan wala aada dem nañ seeti la donc tey fii ñi ngay gis ñu représenté mën nañu wax ne Yoff la en miniature lépp lu Yoff composé rek mu ngi ci collectif bi loolu moo tax ñu am sañ-sañu di wax ba ci baatu Yoff. contexte bi ñu bëri dañ leen sànni xeer ne daanaka ay politiciens encouragés rek ñoo nekk ci suuf quoi parce que ñu jëm ci élection locale moo tax ngeen commencé wane wu pour que ëllëg ngeen mën a briguer quoi suffrage u mairie bi quoi. waaw defe naa ñun bu ñu bëggee politique xam nañ fi ñuy jaar ba politique ba politique doon jóg ñu doon politique ñu ngi woon ci terrain bi ñun kenn dégguñu woon bi ñu jógee rek mooy bi ñu xamee dañoo laal li nga xamante ne moom moo sës ci ñun dañoo nekk benn dëkk boo xamante ne village yu lébu lañ village yu pêcheur ñuy dëkk dundun bu doy waar dëkk bi xaw a xat nit ñi di jéggaani fu ne képp ka nga xamante ne yaa ngi seen biir njaboot yaa ngi naan man na laay fexe ba am dëkkuwaay wala foo xamante fa laay laax sama njaboot pour sutur leen léegi nag bu ñu demee ba benn instant Yoff dem demee amatuñu sax foo xamante fa la ñuy yokkoo ndax côté bii géej gaa ngi ñëw côté bi yeneen gox yi ñëw nañ ba tànc ñu amuñu fu ñu yokkoo léegi yàlla def fan yi si gannaaw ñu ne aéroport bi nga xamante moom moo fi nekkoon dañ koy délocaliser yóbbu ko Diass bi ñu ko délocaliser yóbbu ko li nga xam ne moom moo fi desoon ñu gis ay nguur gi jël ay nit di leen commencé di leen dagal ay parcelles ak nangam sangam léegi nag ñun comme ñun ñoo fi dëkkoon ñu ne gën a jege gën a yey. waaw incha allah. Seydina Issa Laye yow ngay porte-parole nekk ak kilifa diine nekk ci dëkk bi gis nañ ne kuréel gi taxaw na d'abord dama li ma leen njëkk a laaj d'abord mooy ci casquette en tant que religieux yéen en tant que religieux naka ngeen porté mouvement bi. Seydina Omar maa ngi lay nuyu di la ziyaar xam nga dañu wax ne dëkk bu ne ndawi dëkk ba war nañu mën a taxaw ànd ak seeni kilifa pour saytu dëkk ba pour mu dox ci gestion boo xamante ne dafay nekk bu ñëpp a gërëm loolu nag daf ñuy accompagner daf ñuy dimbali ñun ñi nga xamante ne ñooy kilifa diine yi ndax tey li ñuy recevoir par bis ci ay nit ñu ñuy wax ci seeni soxla ak seeni problème bëri na lool amaana ñoom ñi nga xamante ne ñooy politiciens yi sax duñu am loolu kon tey jii nii mouvement bu toll nii bu jugee ci Yoff ak Yoff ni mu toll mu nekk dëkk boo xamante ne dëkku diine la te ku màgg koo xamante ne ñëpp a ngi doon xaar ak ñëwam muy imaamul mahdiyu di Seydina Limaamu Laay mu feeñ fii damay wax ne loolu cër bu rëy la ci Yoff kon tey ñun war nañu am taxawaay boo xamante ne lépp loo xamante ne taxaw na pour sàmm dëkk bi ñu bokk ci festi accompagner leen ci wàllu wépp parce que loolu ñun ñii la war. par rapport ak accompagnement boo xam ne ñu bëri dañuy dañuy faral di wax ne moom laa doon sànni xeer sànq ma ne parce que dañu ay produits encouragés ñoo nekk ci ginnaaw kan bi quoi des fois gars yi dañu faral di utiliser dañu faral di utiliser yéen nga xam ay marale pour pouvoir se positionner est-ce que yéen a ngi ràññatle loolu. waaw peut-être am na ñuy doxe noonu parce que foo dem rek am na ñoo xamante ne duñu dañuy teggi doxalinu kër gi mais man ci sumay principe dama mus a gëm ne ki nga xamante ne yàlla fal na ko pal goo xamante ne ba illaa yow mi diin du follee ko dafa war a def ndànk ci digganteem ak koo xamante ne ak palam saxul man dama am
autonome ci wàll woowu maanaam duma ko ñuy diri parce que li ma yàlla jox soxlawuma pal parce que fu ma leen fekk ñoom ñooy jug màggal ma kon loolu xam naa ko te cër bi ma yàlla jox ma nekk petit-fils de Seydina Limamou Laye mën naa gëm ne mënatuma am cër bu ëpp loolu li ma war mooy dëkk bii ma ñu xam ne dëkku diine la ki fi tëdd ku yàlla teral la ñu taxaw ànd ak képp koo xamante ne teral na dëkk bi moo xam na ku mu mën a doon bu ñu gisee ne politicien bi dafa taxaw ngir ormal dëkk bi ngir jàpp dëkk bi dinañu koy jàppale. sama rek da ko juñu léegi nee na daal ko leen gën a motiver maanaam dañu gis ne dañuy jóg pour jéem a sauvegarder li nga xam ne ci man ñu bàyyi woon te loolu li ci gën a fës bokk na ci wàllu foncier ñu gis ne nag fan yi dañ leen attaqué maanaam aéroport Léopold Sédar Senghor moo fi nekkoon ñu nekkoon ab tuuti amoon ab foncier boo xam daanaka buñ ko xaymaa toll na ci juróomi téeméer hectare ak lu teg aéroport bi toxaloon nañ ko président Macky Sall joxoon décret da koy affecté ñi nga xam ne armée bi waaye finalement ñu dem ba ci biir gis ne gars yi ñu koy commencé spolier yéen ngeen jóg ne loolu du fi amee ndax mën nañoo xam yéen d'abord mbir moomu lay xam ne ko waaw xam nga aéroport bi yàlla dafa dogal bu fekkoon ne état bi moo ko moom kon dañu leen di ñaan mais état moomul suuf si suñuy maam ñoo ko moom ñoo ko doon bay. mais seen maam ñoo ko maye woon. non mayewuñu ko woon dañu ko joxoon tubaab bi parce que bi nga xamante ne colonial yi ñu ngi fi soxla aéroport boo xamante ne intérêt commun la pour ñëpp dañu dem seeti maam yi waxtaan ak ñoom pour suñuy maam jaay leen ko ñu proposer leen 1 franc français ñu refusé ne jaayuñu parce que ñu ngi xalaat seen avenir u doom ñu demaat ab diir ñëwaat 15 francs mag ñi bañaat ba 40 francs ñu bañ ñu jël xaalis boobu yóbbu trésor waaw léegi nag ñuy dem di dox jamono di dox ba état jël aéroport boobu délogé ko yóbbu jas booba mu ngi fekk Yoff nekk ci ay jafe-jafe ak fitna ak ay xat-xat damay wax ne kër goo dugg ci Yoff da ngay fekk benn néeg boo xamante ne 30 personnes ñoo ciy tëdd yaay doom ñii dañuy dem géej xale yaa ngi taxawaalu ci mbedd mi waaw nga dox tey jii ba gis ne état boobu alal jooju bu doon def ci continuer sax di ci def loo xamante ne dina jariñ sénégalais yépp sax ñu mën a wax waaye ñoom seen biir ñooy jël xaalis alal ji di ko jaay terrain yi ay 80 millions wala 70 millions di ko jox ay naar ay milliards ñu ci tedd ñoom ñun ñi nga xamante ne ñooy ndono loola ñoo ko moom ñu nekk ci benn souffrance boo xamante ne maara deytaali kenn mënul xam li mu doon ba yaa ngi fàttaliku ci jamono yu yàggu rek benn ministre benn kii bu bokk ci ñoom moom ne woon na ministre dem ñu jox ko fa parcelle muy ut ndox ba am fa problème ak benn agent SDE ba ñu jàppoon ko fi kon nga xam ne ñoom ñu ngi pasare alal jooju nga xamante ne moomuñu ko. woowuñu ci benn concertation. xam nga li gën a yéeme dama la wax ne lu toll ni njabootu maam Limaamu ñu ngi fi ci Yoff waxuma woowuñu leen ci waaye dañuy dégg yeneen sëriñ yoo xamante ne dëkkuñu Yoff duñu ay doomu Yoff ñu leen di attribuer ci terrain ci aéroport bi ay hectares. fii joxe nañ fi 7 hectares yoo xamante ne tabax nañ ci monument de renaissance tabax nañ ci jumaa ju mag ci Dakar jox nañ ci koo xamante ne kilifa la ci benn këru diine bu mag 2 hectares mu jaay def ci gafam mais ñun njabootu say man sama papa moo joxe woon suuf si nga xamante ne moom ngay dégg mooy Parcelles Assainies 364 hectares unité 1 ba 26 ñun amuñu ci mosu see réclamer 150 mètres carrés kon tey état bu Sénégal lu mel nii bu amee ci dëkk bii nga xamante ne maam Limaamu Laay moo fi tëdd mu xañ doomu Yoff di askanu lébu rawul ci yeyul ci xañ leen sax waaye mu xañ chef religieux yi nga xamante ne ñoom ñoo fi ne di seen maam moom suuf si dem di jox keneen koo xamante ne ñun fekkuñu ko ci dëkkam xëccoowuñu ak moom dara ci alalam
ñu brada suñuy terre di leen ko jox. soxna Mame Bakhaw bu fekkee ne dégg naa état bi ñoom dañuy wax ne ñoom seen yéen affaire bëgg mooy jëm fa créer benn cité des affaires boo xam ni daañu fa créer ay projets immobiliers ndaw yow fii daañu fa mën a dem am liggéey daanaka daal dana gën a taaral dëkku dana gën a taaral Ndakaaru quoi ndax yaakaar naa ne aussi loolu bénéfice la wax dëgg yàlla ci yow bu fekkente ne créer nañu benn site boo xam ne ni ay affaires yi. macha allah fa tabarakallah bu rëy bénéfice bu rëy a rëy gis nga bu ñu demee ba ñu nawloo suñu dëkk ci taar ci yaatuwaay xel mu dal ñi fa nekk ñëpp am ak féex si ne ñun kat yaatu nañu bu amee mu ñu jël waaye amul moo waral tey jii ñuy waxtaan waa maanaam li ñuy jooytu tey jii danoo yaatuwul ñun xam nga li nga wax ku yaatu mooy wax loolu ku yaatu bu ñu yaatu woon tey li nga ñu wax léegi dinañ ko mën a def te moom mooy ñu faxe ba initier ay projet yoo xamante ni sunu njaboot dinañ fa nekk man fa am naataange ba ñeneen ak ñeneen man fa am naataange waaye loolu daf ñu manqué ci dëkk bi moo tax li ñuy joytu tey ñu di ko joytu di ko laaj ndax bu nu ko amee nag wax dëgg yàlla benn njaboot du taxawaal dañu jur ay doom fii ay yaaya fi nekk ay jigéen lañu ñu war a meññ li ñuy meññ ñuy màgg bu ñu màggee fu ñu jëm du waruñoo am fu ñu dëkk fu ñu sàmmee njaboot gi toog fak ñoom ba kenn du taxawaal bu ñu demee ba tey loolu ñu manqué ko ci sunu dëkk ndax wax dëgg yàlla teral nañu fa tabarakallah waaye nag sunu teraanga lu nu yaatal sunuy maam lu nu yaatal fa tabarakallah mu ngi noonu am nanu géej yàlla teral nanu itamit si suuf waaye sunuy suuf sunuy maam yaatal nanu ka moom moo ko moom fu mu ko jële ak nu mu ko moome loolu question la demal nga laaj ko xam nga lu tax fii Yofa sunuy maam ñoo bay fii ñuy joytu tey muy aéroport bi même sunuy maam bu nu ko joxe woon ba dañu ko joxe ngir lu ñëpp mën a jariñoo àdduna gépp Sénégal gépp waaye bu ñu demee ba ñoom ñu gis leneen wala am feneen wàcc loolu bu nu kaa joxi keneen nañu laaj ñun ñi sunuy maam joxoon waa naka la sunuy maam ñaxe ñu war a tedd si seen ñax wa ndax ñu ngi fi léegi teddaange googu ndëg wax dëgg yàlla xanaa balaan kaa jox ñeneen ñun ñu terloo ko ñun loolu la ñu soxla ndëg moo tax nan ñu ko jox ko ñun njaboot ndax njaboot ji màgg nañu xat nañu wax nga ko léegi mënuñoo yokkoo géej de fii la ñu mën a yokkoo te aéroport bi dong moom moo fi des amul feneen fii fu ñu naan fii ci Yoff war nañ fee mën a dëkkal suñu njaboot wala ñu ne Yoff 2 wala Yoff 3 fudul fii ci aéroport bi waaw suñu ñu ko xañee fu ñu jëm te li metti mooy dañu ko nar a jox ñeneen ak ñeneen te ñun ñu yeyoo ko soxla ko yàgg na te pourtant yàgg nañ koo joytu dañu wax ne ñun waa Yoff dañu yaru rek wallaay dañoo yaru rek mais nag ay lébu lañu fu la jeex fayda jaa ngi fi de waaye dafa fekke ne rek dañu waaw xam nga boo nekkee ci droit déedéet du moomatuñu ñoo moom xam nga lu tax dane bu ñëpp a soxlaawee ñu jox leen ko waaw mais foog ñun ñoo war a séddaarle ñun ñoo war a séddaarle te séddaarle ñun dañ ñu nar a sédd wala ñu nar ñoo may pour lan lu tax ñun ay jàmbur ñëw fii ñun Yoff ñu di ñu may wala ñuy xaar ñu tàllal leen loxo duñu ko def ñun ay lébu lañu dereti góor piire la daw suñu yaram yi ñun duñu xiif ba sàcc duñu ñàkk ba ñànki te duñu am soxla itam ba tàllal nu loxo télé nañu ko dañu ko télé moo tax li nu moom la noo laaj nañ ñu ko jox ndax du njaboot gi dañu màgg jeunes yaa ngi nii la taxawaa Yoff dafa am lu metti dama gis benn xale wallahi al azim amul fu muy fanaan xam nga mbokk mi ngi muy wax ni kër yi dañu xat ba léegi benn néeg ay nit ñu bari ñoo fay tëdd dëgg pire la xam nga lu tax léegi kër yi bu njëkkoon benn nit aka moom waaye léegi kër yi tey Yoff ay nit aka bokk ndax jaboot da ngay gis dañuy étage boo sonn espace sax dootoo ko amati waa léegi njaboot gi di ñëw si sunu kanam fu ñu jëm ak ñoom nañu jox li nu moom loolu rek la nu bëgg. yow Diène
ngeen taxawal benn mouvement boo xam ne li ko tax a jóg d'abord mooy jéem a défendre intérêt Yoff. li ma si jaaxal mooy que actuellement nii yéen dina gën a motiver sax bokk na ci site bi. maanaam ngeen fexe ba site bi wax dëgg yàlla ñu dem koy affecté ñu am benn partie boo xam ne dañ leen koy affecté. dëgg la waaye tey jii boo fa demee dafa mel ni que est-ce que nekkul na seen bataille bi nekkul lu xaw a yéex parce que boo demee site bi fu mu toll nii gars yi commencé nañ ko morcelé ba commencé nañ ko sax attribuer ay personnes. waaw effectivement Seydina Omar bu la neexee nga ne sax bataille bi yeex na mais yeex na yeexul yeex na dans la mesure où effectivement bi collectivité lébu du ma wax Yoff bii collectivité lébu waree taxaw yàgg na mais comme niñ ko waxee ñun ñëpp sang wax ko laay ñun dañoo am ay kilifa lii bi mu méttee jeunes yi yàgg na lool mais du ñu jóg ñun suñu coobaree bopp te tënkuwuñu si kilifteef kilifa yi li nga xamante ne moom la ñu war a yëg dafa am kilifa yoo xam nga yëguñu dañu waroon dem si ñoom yëgal leen xamal leen ba pare wax leen fi nga xamante ne ñu laaj leen fi ñuy teg suñu tànk bu ñu leen waxee diisoog ñoom tegal leen li nga xamante moom moo fi nekk ba ñu wax ñu fi nga fa la ñuy teg suñu tànk jàppale ñu si zaahir ak si baatin ñu ne nag jot na pour ñu jóg jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy nguur gi wax leen li nga xamante ne moom la waa Yoff soxla te waa Yoff li ñu soxla du leen lu dul li nga xamante ne ñun demuñu Fatick di fa xëccoo ay suuf boo waxee ñaar ba dañ naan laan lébu yi dañoo bëgg ay suuf la ñuy xuloo mais ñun demuñu Fatick xëccoo fay suuf demuñu Kër Madiabel xëccoo fay suuf yi ñuy xëccoo fii la nekk sa sunuy maam ñoo fi nekkoon ku nekk sa maam dafa tànnoon fa ka neex mu dem sanc fa sunuy maam ñoo ñëwoon fii sanc fi nekk nag dëkk lu rafet léegi nag am benn activité économique bu ñuy mëne muy géej te képp ku ne géej wax pêcheur wax mool te mool si booru géej lay dëkk bu fekkee ne par exemple dañoo jël suuf si jox ko ñi nga xamante ne ñoo jóge Ngeeñeen wala ñoo jóge Kër Madiabel ñoo dëkk fi ñi nga xamante ne ñoo dëkk si booru géej war a liggéeyee géej gi ñooñu après seen métier day nax saay ndax nit du jógee Njaxiraat wala Tiwaan Pël ñëw di xëy géej chaque suba loolu moom te ne ñi nga xam ne ñooy liggéey si géej gi ñoo war a dëkk si booru géej gi loolu moom la yàlla dogal te loolu moo tax ñu jóg. est-ce que gis ngeen ak kilifa yi par rapport ak seen plan d'action yi gis ngeen ñoom waxtaan ak ñoom wax leen ne vraiment lii moom bëgguñu mu continuer quoi. xam nga kilifa gu njëkk da ngeen toog di wax rek quoi. kilifa gu njëkk moo def benn démarche quoi pour jëm a gisante ak léegi kilifa gu njëkk si décentralisation mooy les autorités municipales ñun li nga xamante ne moom la ñu war a def mooy demande audience suñu autorité municipale à savoir notre maire pour ak ñi nga xamante ñooy conseil municipal bi le maire de Yoff waaw ñu jàkkaarloog moom waaw mais bu fekkee c'est le parlementaire ñun waruñu est-ce que recevoir na leen non recevoir ñu loolu il faut lui demander ñun bind nañ fi ñu waroon jaar yëpp jaar nañ fa kii yaa ngi fi correspondance administrative yaa ngi fi fu ñu war a jaar pour jàkkaarloo pour maire recevoir ñu jaar nañ fa mais ba léegi nii ils n'ont pas voulu comme ni nga ko waxee xëy na dañ si am ay intérêt ñoom te ñun bon de lu ñu leer mais for nañ si bay ñu ne ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi xëy na am nañ leen attribué loolu wóoruñu parce que gisuñu benn notification te ñoom aussi defuñu communication ak population bi pour war leen ne état bi am na lu mu leen jox loo xamante ne dañ ci war a def ay infrastructure sànq yaa ngi wax infrastructure mais infrastructure bu fekkee ne baax na si dëkk day fekk dëkk bi am ay nit boo taxawee xëy lu ne gaañ lu rafet ni panal te kenn amul ku fa dem ban njëriñ la am ñii fa dëkk ñoom ñoo fa war a dem infrastructure bu fekkee dañ fay def hôpital ñun waa dëkk bi ñoo war a dem fay mais nag hôpital bi ñu ko fa defee gëm naa ne dëkk bi nañ fa faju si xam nga la moo tax parce que promiscuité bi ñuy dund benn père de famille amoon juróomi doom am ku nekk fukki doom yooyu daje si benn gox defe naa problème tuberculose yu kenn xamal na fa bëri c'est vrai que bu ñu fa créé loolu dinañ fa faju ji c'est sûr. xam nga li ma gën a jaaxal d'abord moom mooy que xam nga xeex bi ngeen xeex tey xeex boo xam ni daanaka xeex bu noble la te je sais que ne tey jii li nga xam ne moom moo waroon nekk ci kanam mooy seen maire Abdoulaye Diouf Sarr parce que moom waroon a porter combat bi quoi mais le fait que ngeen jékki-jékki wax ne demande ngeen ko audience nangu wu leen a recevoir alors que le maire ñëpp xam ne li ko fi tax a li ko tax a toog ci askan yi maanaam ci commune mooy askanam loolu daf may xaw a jaaxal est-ce que nekkul ne dafa dem ba ñaaw njortu ne yéen dafa am ay politiciens yu nekk seen ginnaaw di leen manipuler wala c'est quoi le problème xam nga rëy xam-xam yeggul si nett liggéeyante jàmbur su bëggee xam lan moo ñu motiver daf ñuy recevoir nit boo ko recevoir dégluwoo ko comme yéen di ngeen def nii xam nga yéen da ngeen ne lii kàddu askan wi jàkkaarloo askan bi da ngeen dem di taataan li nga xamante ne moom la askan di dund comme jafe-jafe su ngeen ko defuloon tey da ngeen taxaw di wax ma leen leen attaque pour diffamation ndax li ngeen di wax tegu leen ko fenn mais yow tey bi boo ñëwee ne waa Yoff nee nañ kenn du la topp si lenn
bu ñu amee ku ñuy topp ñun la ñuy topp ñun ñi xam ñoo leen dalal wax ak yéen donc maire tey bu ñu bëggee xam lan la ñuy mbëbët lan la ñuy dund dafay ñuy recevoir wax ñu lan moo tax ñuy jóg bu ñu ko waxee li nga xam ne moo tax ñuy jóg bu dee d'accord si mën nañu lii kat bu ma sañoon ngeen defek ne ak nii am na ñoo xam ne ñu ngi jóg képp kuy jóg si dëkk bi rek sa maire moo la jiital ànd ak yow bu la jiitalul mu ngi sa gannaaw gunge la ba mu des Yoff daal ñun ñoo tumuranke ay autorités yoo xamante ne ñoom ñoo ñuy dooleel pour ñu mën a jàkkaarloo ñi nga xamante ne ñëw pour ñëw ñu doole. Sidina foofu laa lay interpellé parce que peut-être yow am nga boo c'est-à-dire que yow envergure bi nga am ak taxawaay bi nga am peut-être ci amu ko Baxaw amu ko yow tey jii bu fekkente ne demandé woon Abdoulaye Diouf Sarr dama bëgg ci tàng bi nga recevoir comme collectif bi waxtaan ak yow par rapport à situation bi nga xam ne ñu ngi wàllu foncier ñàkk na mu recevoir wala dafay jéego yi. waaw xam nga mbir mi du sama mbiru bopp nit dafa war a xam ñett yi li mu moom ak li ñu ko boole li ñu ko dénk ak li ñëpp moom lii dafa nekk loo xamante ne intérêt commun la ñëpp a ko bokk man bu ma jaaroon ci suuf di dem di gisee ak Abdoulaye Diouf Sarr sax kon ñu tam ma dëmm parce que dinañ ne kii jubul te damay wax ne benn doomu Yoff bu déggoon dara ci aéroport bi ñu tudd ci maire bu Yoff muy Abdoulaye Diouf Sarr dama wax ne kooku rek en tant que doomu Yoff bu ko bindee lettre ne ko dama la soxla dama lay laaj ay compte ci mbiru dëkk bi daf ko war a tontu waxuma laak nag collectif boo xamante ne dafa dajale association yi mouvement yi comité de gestion yi ñëpp ñu def benn bloc tàllal ko loxo moom suñu maire ngir mu firi suñu gént mu rejeté ñu xam nga loolu mais xam nga dafa am benn waxkat bu wax ne jànguma français bu ma defee fët ngeen baal ma dafa wax ne les ignorants ne verront jamais la vérité en face mais les hommes dignes et verdicts sont toujours là pour faire face à la mauvaise action et à la mauvaise conduite mais actuellement nii boo bëggee dégg Yoff va mal. Va mal. Va mal, ça veut dire vous avez un problème d'autorité. Très mal. Non, sax dama bëgg réew nga leeral na. dañu sonn. maanaam daal bu fekkee daal dégg naa wax ji pour leeral ko maanaam Yoff daal li ngeen di dund mën nga koy méngale feebaru màgget. dama wax ne toll nañu sax ci dee ñu ngi ci sukuraat. ñu ngi ci dama ne ñu ngi ci sukuraat ci lépp. ci lépp maanaam. ci lépp. au-delà de foncier bi yan problème nga am. mais actuellement gis nga Yoff xoolal dëkk bu diine bu toll ni Yoff ñun bi ñu xaymaa jamono yële passé lu toll ci 200 et quelques bars ak auberge mu ngi fi ak ay boutiques yuy jaay sàngara fii ci Yoff te mairie bi moom mii ñoom xam nañu ne Yoff dëkku diine la waruñu woon xaar sax ñuy bind président Macky Sall pour di ko wax ci loolu moom maire bu defoon arrêté rek loolu dañ fi mais ñoom ñu ngi ciy am plus de 14 millions par an moo tax nanguwuñu ci wax xoolal dëkk bu toll ni Yoff assainissement bi baaxul eaux usées yi boo génnee léegi da nga koy gis yow naka ngay mën a pavé dëkk bu mel ni Yoff te defoo assainissement jiitaloo ko mais loolu ñun taxuñoo jóg xam nga lu ñu tax a jóg mooy aéroport Yoff bi nga xamante ne ay nit ñu ngi koy pasaree di ko daggat di ko saax-saaxee ngir lan ngir ñoom seen intérêt personnel te bi ñuy def loolu ñamoom alal jooju ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe ak i naqar ak i mitit loolu moo tax ñu ne déet te nag damay wax ne as gor kenn du ko puus ba mu sës te ñun sës nañu gis nga bis bu Yoff génnee dinañu réccu li tax ñu doon yee Yoff muy génn mais boobu ba léegi ñu ngi riisu nag mais xoolal Yoff moo nekk dëkk boo xamante ne xam nga si jaaxal pour def benn question de femme ma suivre benn conseil des ministres là ma saa jëloon ci benn décision demande à ce que tout ce qui concerne spoliation nañu ko arrêté mais ci diggante bi lan moo ci changé entre Macky Sall dafa joxe décision
finalement ñi nga xam ne nekk ci suuf respecté wuñ ko wala. xam nga lu gën a bon kilifa guy màtt di ëf kilifa boo xamante ne dafay màtt ci suuf ba ñu xam ne ŋànk na bu génnee ci biti di ëf ñun dañu bëri ay njiit yu mel noonu président Macky Sall en 2012 moo taxaw ci digg piste bi di joxoñ maître Abdoulaye Wade président de la République ci mauvaises actions yi nga xamante ne mu ngi koy def ci teeru Yoff yi mu wax ne jox leen ma réew mi ma jël nguur gi delloo Lebu gi seen suuf xoolal ba mu jëlee réew mi la mu njëkk a def jël suuf soosu daldi akimoo yamul ci akimoo ko de mook waa këram yamuñu ci akimoo ko ah mais dañu jël alal jooju di ko jox ay naar ci ay milliards marocains yi gis nga fii lépp lu fi nekk rek xam nañu ko waaw mais xam nga tey d'accord xam nga lan moo tax ñu xam nga lan moo tax jamono mënatuñ ñoo nax dañu dëkk ci di ñu nax aéroport bi mu nekkee Yoff ba bi mu fiy jóge Yoff musu ci bénéficié woo dara musul am dama wax ne matuñu 30 personnes matuñu sax 10 personnes te ña cay liggéey ci doomu Yoff yëpp boo demee ay pousse-pousse la ñuy yor ci aéroport bi yamuñu ci loolu yeneeni dëkk la ay nit doon jóge di ñëw fii di louer jël fi ay chambre bu ñu xëyee am fii lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ñu tëj seeni chambre ñii ñibbi Thiès ñii ñibbi Ndar ñii ñibbi faneen ak faneen def fa weekend mais Yoff musula gagné ci aéroport bi waa léegi aéroport bi nag jóge fi ñu bëgg ñun fi ñu toll état bu Sénégal ni ma la ko mën a tudde maanaam daf ñu ñàddu ba pare ren di rek a ñu des. daa ñëw si tuuti balaa maa ñëw si soxna Baxaw jën mooy président Macky Sall tudd na ko 5 ans peut-être promesse électorale gars yi dañu koy faral di wax ñu engagé kii ce qui y croit c'est ça c'est-à-dire que même bu dul loolu sax man dégg naa benn information boo xam ne yaakaar naa xam ngeen ko parce que Macky Sall demandé woon na à ce que nañ ci suuf si nañ ci jël 30 hectares jaay ko bon bu amee convention ak waa CDC maanaam de consignation tey daal bu fekkente ne dégg naa wax ji bien que yéen a ngi réclamé plus de 200 hectares mais man sama problème mooy que bu ma calculer mbir yi ni mu demee dafa mel ne que yéen suuf si dañ ko séddoo bu noppi quoi waaw mais y a de quoi c'est normal léegi la ngeen di gas quoi bu la neexee nga ne suuf si séddoo nañ ko mais xam nga c'est vrai que séddoo nañ ko wala boog am na wàll boo xamante ne dem na mais léegi la sa des la ñuy fexe ba ngooy si ba duñu rëcc ndax comme ni ko sang bu waxee ba mu taxawee fii ne fal leen ma delloo Yoff ma delloo Lebu gi seen suuf kenn sexalu ko lem dafa am lu mu bëggoon mu tax mu wax loolu comme toll na ñoom foofu mun nga ñu nax benn instant xam nga nit mun nga on peut tromper une partie du peuple un temps mais pas tromper le peuple tout le temps benn instant mun nañu nax mu jàll nga naxaat mu jàll ma de moo boo xam ne nax yi dootu jàll ñun ay xale la ñu woon bi nga xamante ne ñu ngi ñuy nax si affaire parti bi gars yi su loolu lañu màggee ñun ñii ñëpp suñuy yaay ak suñuy baay dañ doon dégg toujours parti bi léegi nag dañu toll foo xamante ne wax dëgg yàlla ñun jiital ñu parti bi askan bi la ñu jiital te sunu askan moo ñu gënal lépp lu ñu am si àdduna li nga xamante ne moo xew si yeneen gox yi ay mbaan ak ay ndengeleen ak nangam sangam ay fanaay mun na am fii xam nga sànq Sénat sa dafa wax ni mënoon nañ génn mais koo xamante ne bu jógee li koy dalal dafay metti balaa muy jóg da koy xoolaat ñun bu xësee ba jóg rek wallaahi nañ xam ne jóg nañ te bu ñu jógee dina metti trop léegi balaa ñuy egg foofu nag dañuy ñaan si njekk ak teraanga li nga xamante ne moom lañu yellool ñu delloo ñu ko si njekk ak teraanga balaa ñuy egg mois boo xamante ne dañ naan l'irréparable va se produire. non xam nga wax na ko léegi ci biir wax problème foncier bi mu ngi fi mais tamit bari na loo xamante ne tamit ñu ngi koy soxla ci dëkk
te amaana bu ñu amoon ay njiit yu nga xamante ne wax dëgg yàlla fan leen di xaar te moom mooy ñu fexe ba seenu askan seen bët du xonq bu ñu fa mate woon rek ñun duñu jooytu gis nga li ñuy jooytu ni tey si foncier bi ñoom bu ñu ko taxawee woon est-ce que ñun dinañ fi nekk di wax mais duñ fi nekk di wax parce que am na loo xamante ne dëkk dafay am bunt te ñoom kenn mënu leen a génn si buntu dëkk bi ñoom la fi yàlla teg de mais nag nañu xam li leen di xaar wa xam nga yàlla lu mu dogal rek daf koy jaarale si njaboot yi si doomu aadama yi du dëgg waaye yoof a ngi ñuy seetaan ma ne la waaye yoof ñu ngi ñuy seetaan dama ne ak ku fi mën a nekk bu yàlla dogalee nga tegu fi doomi yoof ñoo la fi teg kon nag war ngaa dox ci léppi doomi yoof lu nga xamante ne mooy seen bëgg-bëgg ak seen mébét te bu ñu demee nag bay jooytu ay mbir c'est parce que comme ña ñu jiite am na lu ñu waroon taxawee te taxawuñu ko ñun loolu la ñuy jooytu te ndëkk wax dëgg yàlla gis nga man damay wax ne ndaw ñi kenn du ñoom macha allah moo tax seen taxawaay ci dëkk ñu fexe ba dooleel leen day am solo te ñi ñu war a dooleel du ñenn lu dul sunu ay kilifa du ñenn lu dul sunu ay kilifa moo xam ci coutume la moo xam ci aada la du dëgg kon dëgg wax dëgg yàlla ñun li ñu bëgg du lenn lu dul ñu fexe yoof jag yoof baax yoof ñu koy nawloo dëkk bu waay di mën a nawloo nga nawloo yoof boole si yoof ndax yoof dëkku kilifa la ndax kilifa gu tedd mu ngi fi du dëgg yàlla may nañu sens boobu wax dëgg yàlla parce que tamit moom mii fa tabarakallahu am na lu fi xewoon fii si yoof yàggul lool bokk na si ñi ko jiite woon te moom mooy xeex loolu joytu loolu yoof gépp génn nag yoof gépp génn ndax ay jullit lañu te diine moo ñu ñor ñu jóg ndëg défendre loolu te muy li muy wax ni ñu du ko xeex ndax la mu doon jur mooy jeunes yi ñoo ci doon souffrir sunuy yaay yi di si jooy xam nga lu tax seeni doom ñoo dem bay yàqu ji ci loolu di naanaka mande ka tërëf boole ki am tux baaxul si société baaxul si penc bu ñu demee ba di ko dund c'est parce que am na luñ fa jëmbat lu fa bokkul loolu nag la ñuy sekki rek moo tax li metti yàlla na ko yàlla sekki ci yoof te ñu jot suñuy foncier incha allah. mbokk yi comme jàkkaarloo askan wi lay wax léegi li ñuy def mooy jël kàddu gi delloo ko askan wi su ko defee ñu dellu ci plateau. asalaamaaleykum mbooloo mi xam nga li ñu waxtaane fii yëpp mooy li nga xamante ne moo ñor yoof comme ñun ñi nga xam ne ñoo féete si côté pêche bi géej gi mu ngi avancé di lekk kër yi te sànq sanga bi wax na ka amul benn pêcheur bu mën a jógee yoo fii dem dëkk yi Sangalkam di fa jóge foofu ñëw di dem géej loolu mënul ne waaw comme yàlla def na nag léegi géej gi mu ngi lekk suñu kër yi mën nañu jàll si ginnaaw mën nañu avancé si géej gi li gën koy mooy Macky Sall nañu delloo xam lii xam ne mooy suñu alal ñun ñu mën fee dugal suñu njaboot parce que ñun ay doomi yoof lañu dëkk ñu faneen fu dul yoof ñun mënuñu dara lu dul géej géej la ñu xam géej la ñu am moom la ñu xam waaw aéroport bi muy wax nii nag suñuy maam ak moom 1947 la ko maam sañca 1947 ab état amul bon aéroport bi moom ak état fuuf léegi nag état ñëw soxla ko pour def loo xam ne njëriñal dëkk bi la suñuy maam am ngor boole seen doole ne état bi am jëlal nga liggéey waaye léegi moom bu ko jëlee dem ba jëmmi jamono ñu jël aéroport bi yow bu ko feneen nga la waay naka delloo seeni boroom muy waa Yoof ak waa Ngor ak waa Wakaam ñoo moom aéroport. comme ni ko mbokk yu waxee Yoof nekkul di ñaan Macky Sall pour mu may ñu li ñu soxlaa muy suuf si mais dañ koy ñaan moom mu delloo ñu teraanga boo xam ne sunuy maam ñoo ko defaloon teraanga bi sunuy maam defaloon Macky Sall defaloon président Senghor di mes teraanga boobu bi ñu demee ba soxla aéroport bii mbokk bi mu ngi wax 2 fois que ne dañ ko jaayuñu ko sunuy maam dañ ko joxoon état si jox boo xamante ne parce que mètre ab suuf bu nekk 40 francs loolu dum njaay donc damay wax ne loolu teraanga bi nga xamante ne lébu yi moom lañ xam teraanga li ñu ko amoon suuf la woon dañ ci doon joxe teraanga boobu nag dañuy ñaan Macky Sall mu delloo ko. ñu ngi fii gis loo xam ne wax dëgg yàlla metti na trop
ndaxte Yoff xat na xat goo xam ne foo ko natt passé na ko kër yi li fi nekk ñun ñoo ko xam Yoff boo daan dem ay ëtt yu yaatu moo fi nekkoon foo dugg si Yoff dafa yaatu woon ba nga xam ne mar deytaali amul gan gu ñëw si masa ñëw si Yoff te fatuñu la ku ñëw si Yoff dugg Yoff rek fat nañ la doo am mukk foo xam ne doo fa dëkk mais mënatuñu ko amuñu ko ndaxte fi mu nekk kër goo dugg léegi daanaka ëpp ëtt amatul lépp dañ ko tabaxi dañu dem ba léegi sax ay poto lampe la ñuy tabax far ndigeex lan moo ko waral ab xataay géej gaa ngi avancé mu ngi di ñëw te géej gi bu fekkoon na mën nañ ko sax sëkk dëkkee ko sax ñu mën ko sëkk waaye mënuñu ko sëkk fii la ñu am te suñuy maama ko moomoon te fii xool nga ba usine biscuiterie ba li ngay gis loolu lépp si Yoff la woon waaye Yoff ñoo ko moom xëccoo ñu dem ba Kédougou demuñu faneen ak faneen suñuy armeel yaa ngi fees na armeel yaa ngi fi mu nekk fees na del amatuluñu fenn foo xam ne ëllëg dinañ fi mën a kii rax si dolli encore amuñu gendarmerie fii police amu fi caserne pompier amu fi te yooyu yëpp war na fi nekk loolu lépp amul si Yoff kon nag wax dëgg yàlla Yoff ñun li ñu soxla mooy sunu aéroport bi dañu bëgg a Macky Sall delloo ñu sunu alal. alhamdulilah ndax ñun Yoff la ñuy gërëm Yoff buñ koy gërëm mën naa ko jaare ci sama kàddu ndax Yoff moo ma dalal tey ba ma am kàddu ñëw ci seen biir waaye seen mbootaay bi ngeen def nii mouvement bi nii mouvement wu jàmm la mooy woote jàmm yéen li ngeen di def woote jàmm la bu fekkee ni nit dafa dëkk ci dëkk am fa teraangaam am fa yëfam bu nguur ñëwee ci dëkk boobu ak képp ko fa ñëw lépp luñ fay dogal yéen ñii dañ leen cee war a boole wax ji nag mi nga bëgg a yàgg te état bi deful action pour jéem leen a dajale pour xam lan ngeen di wax déglu leen ak yan matuwaay la ñuy jël pour que ñu ñëw fekk si leen xam li ngeen di wax ñu mën leen a jàppale ci seen i bëgg-bëgg ba jox leen satisfaction. tey kii nga xam ne moom moo falu ci Yoff mu nekk fi ab maire na xam ne tey bu fekkee ne dafa nekk ci biir Yoff ànd ak waa Yoff yii képp ko fi mën di jóge it boo fekkee ne waa Yoff yi jàppale nañ ko moom moo fay dem ndax Yoff dëkku Seydina Limaamu la Yoff mooy seetu Ndakaaru kon tey bu fekkee ne état bi dafay joxe cër même bu fekkee ne amul ñoo xam ne ci waa Yoff yi ñu ngi leen di dalal nañ xool ñi nga xam ne ñooy Seydina Limaamu muy leer goo xam ne tey képp koo xam ne yaa ngi fanaan ci Ndakaaru da nga koo war a sant jox ko njaajëfalam nga woo ñi nga xam ne ñooy collectif bi jéem a waxtaan ak ñoom pour xëcc jàmm li may ñaan ci état bi collectif bi bu mu ko néewal doole bu mu ko ñàkkal fayda ki nga xam ne moo jiite Yoff di Diouf Sarr na ñëw jël collectif bi xam ne moom collectif bi ci la bokk xeex bi ci la bokk mu jàppale leen ba li ngeen di wut ngeen am ko ci jàmm waaye lépp loo xam ne dafay yee fitna yéen ngeen teggi ko di woote di jël seen alal di jël seen i télévision di woote kon état bi dafa war a ubbi bëtam ubbi xelam ubbi xolam pour mën leen a dalal yéen jàmm ngeen di woote je crois que réew mi képp ko fi woote jàmm état bi dafa war a ñëw fekk si leen yàlla na yàlla def jàmm. dafa am ay kilifa yoo xamante dañ ko am ñuy suñuy autorité municipale ñuy suñuy kilifa ñu teg leen fi ñu dégg ne état du Sénégal dafa am lu mu leen jox 27 hectares bindal leen un acte administratif bu jóge ministère de l'urbanisme wax leen ne jox leen autorisation pour ngeen lotir sur 27 hectares limal leen titre foncier yi ñuy laal nga leen def leen ko 557 parcelles 30% yi def leen koy édifice public 70% yi def leen koy à usage d'habitation ñoom ñu taxaw ne loolu leerul mais loolu bu leerul lan mooy leer li ñu tax a jóg rek mooy ñun ñëpp ñu ànd ne état bu fekkee da ñu jox 27 hectares 27 hectares yi nangu nañ ko mais doyul nañu ànd ñun ñëpp jox Yoff loo xamante ne dina ko doy waaw wasalaam. ñaari baat laa si wax jàpp ñett bi si njëkk kii laay tontu mu ne titre foncier bi ndax Macky Sall moomu ko gor mooy fàttala ko teraanga gore rek moo tax nga wax loolu. lii waral loolu mooy élection yi fi jaar 19 communes yëpp Yoff dañ ko wateel massivement ngir sàmm kóllëre gi doxat diggante max Abdoulaye Diouf Sarr ndax bëgguñu kóllëre max Abdoulaye Diouf Sarr ficcaku bëgguñu lu mu ko yebe ñu wateel ko pour mu gën a naw Abdoulaye Diouf Sarr baneen bi nga ne nax Abdoulaye Diouf Sarr du ma waroon a porter combat bi lu ñu dal moo ñu ko teg ay wax kenn du ko yërëm man kenn joxuma lu tax mbaa lu tere ma wax dëgg maire fayu ma yaakaaruma salaire am maire lu ñu dal moo ñu ko teg parce que fi ñu ko doon xaare bokkul ak fi mu génne bu fekkente ne dañ jël 27 hectares na ñu ngi ko jox commune bi naka yóbbulal Yoff dama ne bu lëkk lekkee olob naka gërëm a coy la ko waroon mooy au imam yi waaxu ba laayeen président comité gestion yi président association yi ñëpp ne leen kat Macky Sall nee na 27 hectares mu ngi nee ndi waxuma mu ngi nii de mu ngi nee ndi maanaam pareegul mais ngeen téye ko toog ne
seen ak moomeel ak bopp la gis nga fan yi passé Sénégal wàcc nañ jàkkaarloo Macky Sall la cette fois-ci jeunesse ab Yoff ñooy wàcc jàkkaarloo mairie bi kon këyit bi mu ngi si mairie bi di wax ne képp ku dib jeune ku dëkk Yoff te dëkk sa kër baay am fa benn néeg pareel nga wàcc ñu jàkkaarloo mairie bi 27 hectares yi nañ ko génn teg ko sa loxob Yoff ku nekk wax si sa xalaat ku ne wax si sa xalaat nit ñi mënuñoo dee si benn néeg amul kenn ka nga xamante ne ab conseil nga ku nekk si mairie bi tey te amoo kër amul joxuñu la oto ba baax amul yaa ngi say magasin yaa ngee dund la nga xamante ne sa waay li yàlla xam doy na est-ce que mool yi dañu war a dëkk si toujours nawet bu ñëw rek camion garawaay bu jaar fii rek ñu droité que 200 et quelques camions sotti nañ ko sa tefes ak Yoff pour défendre seen kër mënul continuer beneen bi mooy ñun duñu jéggi la suuli ay néew nan seet fii bayaal bu mën a weccee ut yeneen deuxième tranche Abdoulaye Diouf Sarr nag buñ bëggee wax dëgg suñu mbokk la ku ko laal ñu laal la ku xeexaax moom ñu songa la ku ko saaga ñu duma la waaye lu ñu dal moo ñu ko teg. depuis Macky Sall bi mu waxee ne lébu yi dinañ jël seen i suuf ñoom dañuy mollu di xaar waaw booba léegi ñu fu mu ma gis rek di ma laaj waaw kañ la ñuy jot seen i suuf ma léegi daf leen ndànk da ngeen jot kon waaye Yoff yi taxaw ñun ñëpp jigéen ñi nekk si géej gi di baana classe ak ay tëndooy géex même na Coulibaly fi mu ma gis rek di ma laaj kañ la ñuy jot seen i terrain loolu métti na ma trop Macky Sall ngir yàlla ni ñuy jox suñuy terrain yi mën a tabax pour dëkk moom la ñuy bëgg. déglu nañ ñëpp foog ñu bàyyi ko ça veut dire que du ñu ne Diouf Sarr suñu mbokk la ba kenn du jóg xeex li ñu moom ça veut dire politique dañuy wax li si am bu ñu demee ba xam ne tey dëkk bi fi mu toll dañu nekk état boo xam ne taluñu ay wax jeunesse bi ñoo war a génn xeex ndax keroog bi ñuy manifesté wu dama jóg ma dem su ma neexoon ma ne sama yoon newul si dëkk bi bu ma neexee ma jël sama avion dem mais du ma ko def dafa am loo xam ne devoiru nit ku nekk la man baat boobu su dama koy wax damay ne waa Yoff am na foo xam ne dañ fi xaw a tardé mooy Diouf Sarr yi nitam dañuy def lu leen neex boo waxee ñu ne Diouf Sarr suñu mbokk la te man mi wax ak yow kii xam na des fois damay fay camion bi nga xam ne sax mooy camion ONAS di leen woo ñu ñëw ma ne leen ñëw leen boo leen ñëwee ma neexal leen pour ñu nettoyer koñ bële waa koñ bële ñëpp xam nañ loolu si man donc man dama ñëwoon tey si mouvement boo xam ne des jeunes pour le développement de Yoff mais même kii bi may woo nee naa ko bu demee ba nga xam ne sañu ñoo wax ñun li ñu xalaat si Yoff mieux vaut ñu toog parce que kenn gënu fi bokk Diouf Sarr mais bu demee ba politique taxaw nañu teg politique na la ñun ñu xeex li nga xam ne ñoo ko moom muy àll bii ñu génn ñu xeex que du ay wax toog di réunion wala dem di gis ay kilifa loolu taxul ngeen am dara foog ngeen xam ne da ngeen jàkkaarloo état boo xam ne xam nga lu ñu xam xëccunte mooy kenn ku nekk na gàddu ñu topp si ginnaawam jeunesse su Yoff ñu ànd dem taxaw baare tali bi bu ñu ko raay wax ji yëpp loolu la nañu dem baare tali bi dugg si piste bi jël li ñu fa jota moom parce que bu ñu toogee di négocier ba ñu tabax ba pare toj du am de bu ko kenn xalaat yow wax nga ko nee nga c'est trop tard est-ce que c'est pas trop tard man sax je me pose la question parce que ñu ngi tabax ba tey boo fa demee ñu ngi dagg rek loolu nag moom laa amoon lu ma si wax man moom sama objectif mooy nañu jóg ñu xeex ko. booba ba léegi ñu ngee dégg ne nit ñaa ngee révolté nit ñaa ngee jogte lépp la population elle est légitime loolu ñëpp xam nañ ko elle est souverain aussi souveraineté boobu may nañu man naa la waatal ci baaxu yàlla ne bu dee ne Thiès mooy taal Sénégal wala Tëngéej mooy taal Sénégal yoo fa ci raw ñun ñoo la bakkee na dëkk bi bu jàmmay am sax fii lay sosoo waaye ndëg bu musiba di am buñ moytuwul fii lay sosoo loolu ndëg dañuy mettre garde en qui à quiconque ak koo mën a doon moo xam suñu autorité la fii ki ñi nga xam ne ñoo yor suñu mairie bii ñun tëdduñu la nelaw dafa am lu ñu bàyyi xel waaye ndëg li ñu moom ak nit du ko on na ba pare on naa la ñu mënoo nekk li ñu moom ak nit du ko on na ba noppi on naa la ñu xam nga kilo ceeb bu doon jar 10 000 francs kër gaa dugg ci lébu yi ñu teg fa boolab gan ñun ab xiif lottaluñu ndax xamuñu wextanu buur parce que suñu ngor moo ñu fi bàyyi mais nag mu ngi bëgg a ëpp ndax ñu ngee fowee suñu bopp ñu ngi ñoo fowee nit ki nag wee ëppul nga jël alalam ba noppi nekk bal wax c'est trop léegi nag lii sëriñ bi wax moo ci ne il est temps que ça cesse
ba pare ñii fi nekk di ay autorité administrative doon les premiers magistrats de ce village mooy Ablaye Diouf Sarr comme vous venez de le dire na oo Yoff mu wax ak ñun wala ñun ñu wax ak gouvernement bi point barre asalaamualeykum wa rahmatullah. Génn. waaw dégg nañu kàddu yi. xam naa ne sax jëruñu ci commentaire lu bari. dañ ci am loo ci sànni rek comme ça ñu dégg émission bi. waaw li may wax rek mooy ñaari baat yi nga xamante ne moom mooy faral di ñëw jamono ji sax nga koy dégg saa su ne mooy artu ak àtte ku artuwul di nga àtte comme ñun nag dañoo tolloon sa jamono artu nañ ñu déglu balaa ñi ñu waroon déglu ñëw dañu àtte ndax foofu lañ toll instant bi amatuñu ay tànku gannaaw dañu toll moo boo xamante ne si kanam lañ jëm ku bëgg a jàmm nag bari ko si mbartaan lañ de da ngay ànd ak moom di puus rek wala nga moytu mu dem yoonam mais ñun instant bi amatuñu sax di négocier wala quoi que ce soit waaw suñu boolu mu comme ni ñu ko waxee te lu ëpp tuuru egg nañ moo boo xamante ne vraiment Yoff va très mal comme ni ko sang bi waxee vraiment on voudrait respirer. waaw lu bëri sax mais xam naa ne mboxtu bi mayuñu ko mais li am solo mooy di leen gërëm di leen sant wax dëgg yàlla yéen a ngi li ngeen di def ndimmal la ci askan wi lii lépp luñ leen ci defar rek mënuñu leen a fay ñu ngi ñaanal Sidi Lamine yàlla na yàlla beesal yërmandeem Pape gis nga Souley dafa wax ne Seydina Omar Souley dafa wax ne bu maire waxul ak ñun dinañu wax ak état wax ak état bi bu ñu ñaan yàlla mukk mu am parce que bu amee dina mitti lool te ñaareel bi gis nga état bu joxul lébu gi seen alal xam nañu fa ñu war a taxaw xam nañu la ñu yoon may te bu ñu booloowee ba étaqué décret bi 800 et quelques hectares yëpp la ñuy nangu soxlatuñu sax 250 hectares te xam nañu fi ñuy jaar nañu wax ak ñun toujours ma wax ko nag gis nga kenn du saaga ci sa baay ci mpénc nga dem di ko woowi pour mu ñëw xeex bi ñeme nañu ko te nag gis nga sa alal xadis dafa wax ni te yonent bi moo ko wax te wa maa yantihu anil hawa in huwa yonent bi lépp lu mu wax rek dëgg la parce que ci wax yu lay jóge te yo dafa wax ne nit ki alalam bu ci xeexee ba ñu rey ka ci shahid na day dee dem aljana waaye it kaka caray bu deewee dem sawara te gis nga mbir mi fatwa la mbir mi xare la te nag lépp lum ñu jaral dinañu ko def te nag bu jiitu dee am ñun njabootu Seydina Limaamu ñooy nekk ci kanam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jërëjëf sa wax ji rafet na Seydina Issa Mame Bakhol taxawaay jigéen ñi ci mouvement bi laa bëgg xam nga tàggatoo. macha allah ñu jàmbare sunu yaay ñoom tata Fatou ngeen ne le toog ñu doon ay yaay yu mat li ñu doon te saa su nekk ñu ngi jàjja di conseiller di gunge njaboot gi ci li nga xamante ne moom la ñuy wut te dagan na de law nañu domm ndëk moo tax sëriñ bi wax na ko léegi ku ci dee rek di nga ci shahid xam nga lu tax yàlla moo ñu terele suuf si te suuf ku yàlla baaxee ba ngay ñëw fa di ko sàmm di sa jariñu mu lay jariñ nga koy jariñ yaa ko moom fii benn état ñëw fekk fi juddu fi moom ay titre foncier déedéet amul ñuy ñaan dëkk Macky Sall encore une fois xamante ne yoo fa ka moom du 250 la ñu wax sëriñ bi far yàlla nee na bu ñu oytul sax lépp waaye dama ne nañ ñu jox lépp mu jaaree ka fa mu ko war a jaare nag xam nga di oo ñaari nit ñetti nit di leen jox ñuy def loo xamante ne duñ ko teg ci jub baaxul kon dëgg wax dëgg yàlla jigéen dëgg yàlla gàcca ngaalaam et tëdduñu di nelaw yaccaaraluñu ñu ngi takk suñuy ndigg saa su ne di daan suñuy doole te fu suñuy càmmañ jóge ñu jóg topp si seen ginnaaw ndax wax dëgg yàlla góor bu amee doole c'est parce que jigéen ña ñoo nekk ci ginnaawam waaye ndëkk wax dëgg yàlla ñu koy wax ne ko
jullit la te ay jullit ñoo jàkkaarloo ak moom te ndëkk na xool ca la Omarum nu Xattaab doon taxawe ca ba muy gouverner mu gouverner noonu na xool ci Omarum nu Abdul Aziz taxawaay ba mu amoon mu amee taxawaay boobu noonu parce que ndëg jot na ndëg ñu mat li ñu doon ndax Omarum nul Xattaab sañul woon reggat te njabootam di xiif déedéet sañul woon man di njabootam di mar déedéet kon nag ngal la waay na fexe ba mettre ñu dans les bonnes conditions réew mi yëpp waaye xasatan nag ñun ñii waa Yoof ndax dañu am la nu naxari ñu laaj ko te li ñoo laaj ñoo ko moom ñaanuñu ñoo ko moom ngeen baal ñu asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. man may le grand Lamane de la collectivité Lébu Mamadou Laye Niang ay suuf nag kenn mën see wax te doo wax loola man la man mooy borom suuf mooy lijjanti foncier ku wax bàyyi la man da ngay def erreur li ñu ciy wax lu gàtt lay doon lu nga xamante ne dina nekk njëriñ ci ñëpp ndaxte man miy wax xam naa mbirum suuf si lu bare lu ci laxasu sànq sa waay dafa wax tuuti ne Macky Sall est-ce que du ne moom suufas aéroport bi Macky Sall moomu ko ndaxte suufas aéroport bi mooy jiitu ab juddoom lu jiitu sab juddu mënoo ko moom suufas aéroport bi moo jiitu juddoom bu yaakaaree nag lébu yi xamuñu li nekk sa aéroport bi dafa jóom aéroport bi mag ñi bi ngeen di jox dañ leen dédommagé ci li nga xamante ne mooy li ñu doon bay comme dañoo fekkoon ñu bay waaj a ñoral ñu soxla suuf si ñu dédommagé leen ci loolu kenn fayu leen kayit yaa ngi fi mag ñi ko signé ngi fi ñi nga xamante ne dañ ci am ay kayit ngi ci aéroport bi man